waxtu daj na fépp ci biir réew mi bisimila ci xibaar yi digg njëlloor gi asalaamaaleykum. Papa Ngagne li ci gën a fës fukk ak juróom-ñaari jigéeni Pastef fi ñu teg loxo keroog ajuma jébbal nañu leen procureur kaso nag mën na leen cee fekk tuumay xët lu bari ci wàllu yoon la ñu leen di toppee démb dibéer la ñu taal kër député bi di Seydou Diouf ca Tëngéej ba fii enquête bi amul kenn kuñ ci teg loxo. dinañ leen defal itam ci biir xibaar yi taxaw seetlu buy aju ci mbiri Ousmane Sonko ak ni ci kujje politique gi taxawee ba mel ni ñuy màtt di ëf ponk yi mbokk yi buñ ci boolee xibaar yi bitim réew ak Georges de ci Diop lay doon tàggat yaram Malal Junior Diagne lañ ci fas yéene àndal yéen a kaay jàpp leen ko Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu koy jàngal ñu jeexalee gis-gis ak mbiri njiital Ousmane Sonko ci ana fan la mën a mujje foofee la ñuy jeexalee xibaar yi digg njolloor gi mbokk yi nes tuut incha allah ñu dikk ak yéen ci yaatal gi. Papa Ngagne Ndiaye gannaaw ba ñu leen nuyu waatee dañuy daal di dikk dal ci xibaar yi doore ko ak juróomi membre yoo xam ne dañoo bokk ci parti Pastef ñoom nag ca Sédhiou lañ leen tege loxo ci ñooñu bokk na ci coordonnatrice su jigéen ñi ca zone sud Fatou Bintou Diédhiou lay wuyoo ñoom nag dañoo bëggoon amal benn marche ngir jàppale seen njiit Ousmane Sonko ci noonee la ñu leen tege loxo ndax dañoo jàpp ne daal complot politique la ñu ko jiiñ di ko fexeel ngir faagagal ko moom kii di Ousmane Sonko te ñoom du ñu seetaan loolu ci janoo nag bu ñu doon seq ak taskatu xibaar yi ci la ñu xamlee loolee dañ ci ànd ak Max ak Lin Kamfani. complot bu leer nañ la boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ nu mu tëddee donc ci kaw complot boobu mënuñoo accepter suñu leader ñoom nekkuñu ci yoon bëgg suñu leader nekk ci yoon def nañu demande d'autorisation ñi bañ ñu koo accordé parce que ñun lu ñu bëgg ñu dégluñu pacifiquement mais comme loolu mënul lekk ñun tamit dinañu manifester te bu ñu tere manifester feex bi moom jusqu'au bout ba ci cappaandaw ga parce que tey ce sera dee bi mbaa liberté bi dañoo sonn dañoo noppi ba sonn donc dafa jot ñu génn defante ko ak ñoom ñun lu ñu soxla mooy ñi dégluñu ñu wax li nekk ci ñun parce que mënuñu continuer di noppi lu ñu metti mooy ñu ngi jàpp suñu ay camarades patriotes ñu ngi leen di jàpp n'importe comment di leen fekk ba ci seen biir kër wala ñuy manifester pacifiquement te ñoom en tout cas ñu ngi profiter ci pandémie bi di réprimander di def lu leen neex ba pare bañ ñi génn dire non à la violence qui sévit à l'arrestation illégale nos membres de PASTEF. Aujourd'hui nous sommes en train d'être arrêtés illégalement et on ne va pas s'en arrêter là. Aujourd'hui nos camarades sont en train d'être arrêtés n'importe comment. Nous sommes dans un pays de droit et nous n'allons pas accepter cela. jigéen jooju wax bokk ci Pastef dafay fekk si fukk ak juróom-ñaari jigéeni Pastef yoo xam ne ñoom teg nañu leen loxo daanaka ba jébbal leen kii du procureur fii ñuy waxee ña ngi ca kaaf bu tribunal ba di xaar ba xam procureur da leen di jàllale kaso am da leen di bàyyi ñu dem ñibbi ñoom soxna yooyu nag li ñu doon ñaxtu ak ñaawlu mooy muri mbalaanum kiiraayal Ousmane Sonko gi nga xam ne dañ ko doon amal keroog àjjuma ci assemblée nationale li ñu leen di toppe nag bokk na ci xët lu bari ci loo xam ni yoon da koy tere muy dajaloo boo xam ne dajaloo nañ ko te mu mën a indi fitna loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koy toppee fukk ak juróom-ñaari jigéen ñooñu bokk ci Pastef te doon jàppal tànk kii di Ousmane Sonko ñu dem ci assemblée nationale lu aju ci muri mbalaanam kiiraayal kii di Ousmane Sonko keroog ajjuma lañ ko def ajjuma gaawu dibéer tey altine ñuy xaar nag ki nga xam ni mooy njiital assemblée nationale daal di jébbal ki nga xam ni moom mooy attekat bi ne nag la ñu bëggoon ñoom defal nañu leen ko mooy muri nañu mbalaanal kiiraayal kii di Ousmane Sonko bu loolu amee nag ba pare lan moo ci mën a topp dañ ciy ànd ci leeral yi ak soxna Binta Diallo. ci wàllu mbind mi kese la yéexee secrétaire général bu assemblée nationale moom moo war a xaatim rapport bi nga xam ni moo bàyyeekoo ci plénière bu mujj bi nga xamante ne voté nañu daal di yëkkati muuraayu kirlaay bu député Ousmane Sonko. ci information yu ñu jot nag lii lépp nag dinañ ko tënk tey jii bu ko defee président assemblée nationale Moustapha Niasse daal di yónnee lettre bi nga xam ni mooy tontoom ak journal de la plénière ki nga xamante ni mooy ministre de la justice. courrier boobu nag dafay firndeel garde des sceaux ne ko assemblée nationale jox na ndigal yoon mu mën a topp Ousmane Sonko mi nga xamante ni àjjuma bële passé la ñu yëkkati malaanu kirlaayam ca assemblée nationale. lii lépp nag li muy wundu nag moom mooy bu président Niasse yónnee ministre de la justice tontoom ki nga xamante ne mooy ministre de la justice dafay daal di yónnee bataaxal bi ki nga xamante ni mooy procureur général près cour d'appel
bu loolu yëpp amee procureur boobule moom tamit dina daal di jébbal bataaxal ki nga xamante ni mooy procureur de la république daal di woo wala jébbal bataaxal juge d'instruction doyen des juges après nag si lay mën a dugg nag ci mbir mi daal di envoyé convocation Ousmane Sonko bu ko neexee mu wuy ji su ko neexee mu lànk waaye bu lànkee juge d'instruction yi dafay daal di lancer loolu ñuy wax mandat d'amener moo ñu daal di koy jëli ci saasa Ousmane Sonko bu ko defee dañuy yónni ay alkaati ñu daal di koy jëli ak fu mu mën a ne bu ko defee nag mbir yi soog a tàmbali dëgg pour Ousmane Sonko. ñu des ba tey ci mbiri Ousmane Sonko ak kujje politique gi taxawaay biñ ci am naam am na ñoo xam ne yëkkati nañ seen kàddu mbaa sax dox ak seen tànk ngir wane seen jàppale kii di Ousmane Sonko waaye am na ñoo xam ne defewuñu ko noonee loolu nag kii di taskatu xibaar Assane Samb am na nu mu ko jàngatee ànd ko ak Pabes Diba. Ousmane Sonko di wéy di am soutien ak jàppale ay nit yi bokk ci wàllu politique gi ay syndicaliste nitu diine wala ci société civile bi waaye am na nag ñu ràññeeku ci opposition bi ba léegi kenn déggagu leen lu mel ni Thierno Alassane Sall même su fekkee ne ay cadre parti wam daal di nañu génne benn communiqué ci page officielle bu Thierno Alassane Sall di wax ne jàmmarloo ci wàllu politique mënul tax nag nga jaar ci yoon ngir éliminer sa adversaire ci ay méthode yu baaxul àndandoo Thierno Alassane Sall yi di fàttali ne ci tuumal gi ñu tuumal Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi war nañ def lu ne ngir respecter akam ak yelleefam mbir mi jaar yoon ci wàllu bokk gis-gis njiit gi di Pape Diop kenn déggu ko bi léegi waaye ay membre parti bi ñi ngi leen di gis ci plateau de télévision yi ñuy joxe seeni xalaat ak position sax bu député bokk gis-gis Abdou Mbacké Bara Dolly leer na nañ ci àndam ak Sonko FRN di kuréel gu ëmb ay parti opposition te Pastef bokk ci nee nañ ñi ngi waajal ay action soo xoolee nag taxawaay opposition bi yépp lu ko war a mën a expliquer Assane Samb di journaliste gis na ne mbir mi dafa laal wàllu justice. état major politique yëpp dañu doon calme en attendant que côté judiciaire bi réglé wu lépp lu ñuy xeex na ci politique après ñuy jàkkaarloo xeex bu ci kenn ci ñoom xalaatee ni bu Sonko amee problème am nañ ci chance pour xëy na ñu mën a fël ak yooyu que maanaam Sonko dafa leen doon baare loolu calcul la boo xam te njuumte la parce que en réalité opposition bi dafay bu Sonko amee problème opposition bépp mooy am problème. ñu wax ko ñu bañ ko wax ñoom ci opposition bi am na ci ñoo xam ne fa kastalu ci wàllu politique gu Ousmane Sonko lu leen di jariñ la. ñu des ci coow loolu ba tey ndax njort nañu ne moo sabab sax la taal kër Seydou Diouf ca Tëngéej moom député la ci assemblée nationale enquête bi nag ubbi nañ ko waaye ba fii amul kenn koo xam ne tegagun nañu ko ci loxo Abdou Diouf Diagne lañ ci àndal ci leeral yi. gerew bu jàngalekat yi tey ci suba nag nekkul ni nag ci lycée yëpp la daal di am. ñu daal di dellu siwaat du élément boobu la ñu doon xaar ñu wax ci ki nga xam ni moom mooy honorable député Seydou Diouf fekk baax dëkk ca Tëngéej moom nag ni ki démb ci guddi la ñu taal këram taal googee nag ñi nga xam ni ñoo di takk der yi ñi ngi enquête waaye enquête boobu amul dara loo xam ni juróogum na ko ci dinañ ci dellu si ak suñu naataango Abdou Diouf Diagne ca Rufisque. ñu wax ci syndicaliste bi di Dame Mbodj moom mooy secrétaire général bu CUSEMS authentique teg nañu ko loxo moom ak Abdou Karim Gueye teg loxo googu nag loolu daanaka bëkk démb la ci ñaxtu boo xam ne dañ ko doon amal ci lañ leen jàppe fii ñuy waxee nag ña ngi ci commissariat central bu Ndakaaru Dame Mbodj ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ba ñu jàpp leen li ñu leen di tege loxo li ñu leen di tuumal nag mooy manifester goo xam dañ koy tere ak daal di xët ñoom itam jalgati lu aju ci tere boo xam ni dara nañ ko ndaje yi ci jamono ji nga xam ni jamonoy mbas la loolu mooy li ñuy toppee kii di Dame Mbodj ak ñoom Abdou Karim Gueye ñu wax ba tey ci Dame Mbodj ndax am na ci syndicaliste jàngalekat yi ñu ko ci jàppal tànk jàpp biñ ko jàpp dañoo jàpp ni ñoom teguwul ci yoon loolu nag tax na ba daanaka école yu bari ak ay lycée daanaka grève nañu bokk na ci lycée yooyu lycée bu Pikine ak bu Mbaaw leeral dañ ci ànd ak Ndongo Ka. honorable député Aïda Mbodj toppul yeneen député yi nga xam ne seen ñàkk ñu ngi ko defee ci assemblée nationale. ñu daal di xaarandi kii di Ndongo Ka mën a jàppandi lu aju ci grève bi nga xam ne nag jàppal nañ ko ci tànk kon ñu ànd ci ak Ndongo Ka
ci leeral yi. gerew bu jàngalekat yi tey ci suba nag nekkul ni nag ci lycée yëpp la daal di am impact di leeral bu inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye waaye Gana Sène di leeral ni tamit ci téléphone bi ni am na ci yenn ci lycée yoo xamante ni am na nag perturbation ci wàllu cours yi lu ci demee ni ki lycée bu Mbaaw foofee nag élève ak professeur ñoom ñëpp ñoo daal di xëy daal di génn classe yi banque seeni loxo ñu ni dañuy jàppale nag enseignant yi nga xamante ni fan yu mujj yi ñoom la alkaat yi daal di teg loxo professeur Ibrahima Kane mooy secrétaire général bu SAEMS bu Thiaroye. ñëpp gis nañ ni ñu ngi naqaral ay enseignants ñu ngi leen di jàpp ci ay classes et face à cette oppression là ñun mënuñu toog n'est-ce pas rester les bras croisés on a décidé de réagir département Thiaroye tey ci suba ñoom ñëpp loolu lañ def collègue yëpp a génn élèves yi tamit ñëpp génn nañ xale yi sax convocation lañ waroon am mais lépp dañ koo arrêté journée noire bi moo tax tey ñun ñëpp dañ koo respecté en soutien à ses camarades même bu dee bokkuñu sax ay gëm-gëm ci wàllu syndicalisme. moom secrétaire général bu syndicat autonome bu enseignant yu moyen ak secondaire bu Thiaroye ni xeex bi nag day soogaa tàmbali Ibrahima Kane di sàkku nag seen camarades yi ñu daal di teg loxo ñu daal di leen di féexal. wax dëgg yàlla enseignant place am du prison place am mu ngi ci biir classe yi donc loolu muy loo xam ne dañ ko naqarlu bu baax a baax loolu rek tax na ba ñun mënuñoo toog di seetaan c'est un enseignant te aujourd'hui buñ ko jàppee dafa mel ni jàpp nañ ñëpp. feneen ci département bi di lycée bu Pikine tey ci altine ji jàngale tamit amu fa lii di mot d'ordre grève bu professeurs yi dañ ko fa daal di jëfee uute nag ak li xew ci lycée bu Kër Massar ak bu Thiaroye Ndonga Ka Pikine rajo Futur Média. grève boobu sax ci la ñu daal di taxaw li ko sabab mooy xool grève boobu nga xam ne waa G20 ñi ngi koy def ndax grève bu tegu la ci yoon am déet jox nañu kàddu gi koo xam ne inspecteur du travail la am na ci lu mu gindi askan wi jaaree ko ci Mouhamed Ali Mouba ñu teewlu ko. mu mel ni jàppandiwul ak Mouhamed Ali Mouba ci wàllu woowu ñuy xaarandi grève kon jàppandina ñu daal di ci dikk ci. ndax syndicaliste mën na dem grève jàppale keneen ci ay raison yoo xamante ni bokkul dara ci wàllu liggéeyam raison professionnelle buñ sukkandikoo ci inspecteur du travail à la retraite Ibrahima Samb loolu mën na ne. parce que enseignants yi si bëri c'est des fonctionnaires ils sont régis par le statut général de la fonction publique donc arrêt de travail yi bon dafa war sukkandiku ci respect ay règles yooyu nag du mel ni toujours dañ koy respecté comme ni ma ko waxee grève moom en général question de rapport de force la bien sûr question d'appréciation la fekkee ni xas na fa am diggante ci ñi ko seq daal ñooy xool nan la ñuy génn situation boobu parce que texte yaa ngi fi mais aussi situation baa ngi fi situation peut-être baa ngi fi te ñaar yëpp ngay apprécier pour mën a trouver solution. buñ sukkandikoo ci inspecteur à la retraite bii di Ibrahima Samb yokk ni li nu mel yaa gën a am ci mim réew. mën naa ni daal à travers l'histoire politique et sociale en général à côté des grèves ayant des motifs purement professionnels il est arrivé qu'au Sénégal dans d'autres pays comme à travers le monde qu'on voit des grèves par exemple des grèves de solidarité ou des grèves dont les fondements ne sont pas seulement professionnels. Il y en a toujours eu dans l'actualité sociale. Cette grève bi nga tudd mën nañ ko ranger ci catégorie yooyu fekkee ni am na. ministère de l'éducation nationale avertir na kenn du nangu grève boo xamante ni daanaka amul bopp amul genn ci ay raisons politiciennes. Mouhamadou Moustapha Diagne mooy directeur de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale. Dambodj mi ñu jàpp ba ñu wax waa G20 dañuy dem grève mais jàppuñu ko parce que dafa doon défendre jàngalekat yi jàppuñu ko parce que dafa am préavis ou mot d'ordre de grève dañ ko jàpp parce que dafa doon jàppale benn politicien mu organiser manifestation alors que manifestation yi Dakar Thiès mais dañ ko interdire ndax état de catastrophe naturelle bi fi déclaré donc loolu nag su amee wax dëgg yàlla lu yoonu école nekku ci tey jàngalekat yi defe naa ni ñoom am nañu dañu xeltu ñoom conscient nañu bàyyi nañu xel ni wax dëgg yàlla mënoo tëj ay classe ci ay problèmes yoo xamante ni bii mais jotul dara ak l'école bi. fu mu toll nii kon ministère de l'éducation nationale mi ngi évaluer xool kan moo dem grève ak kan moo demul la su ko defee ñuy xool ban décision la ñuy jël ci wàllu woowulee. ñu des ba tey ndax section communale bu SADEF ca Kaolack ñoom ñàkk nañoo rafetlu jàpp gi nga xam ni jàpp nañ ko kii di Dame Mbodj ak ñeneen ñi mu àndal jàngalekat yi nag dañoo jàpp ni kii ñi di état bi dañoo bëgg a ngalaap gémmiñu askan wi te loolu ñoom ànduñu ci dañ ciy déglu Adama Koli mooy secrétaire général bu section SADEF ca Kaolack ak Ibrahima Diamé.
jàkkare ak jaaxle d'abord moo ñu motiver parce que ñun mënuñu comprendre ñi nekk ci Sénégal nga xamante ne adduna si yëpp a ñu naw ci wàllu liberté démocrate ci wàllu taxawaay ci état de droit maanaam démocratie tey jii ñi gis ne état wu Sénégal régime bi nekk fi bi nga xam président Macky Sall moo ko jiite mu ngi foulé au pied mu ngi salfaañe ak yelleef jàpp nañ ne tey jii Dame Mbodj kilifa la secrétaire général la ci syndicat bi tudd Kisem authentique donc am na sañ-sañ gis ne fii état bi di yóbbu état de droit ak démocratie n'est-ce pas neexu ko mu am taxawaay bu rafet boo xamante ne dana taxaw kaas loola défendre n'est-ce pas la démocratie ba tax nag ñun mënuñu rafetlu di ko condamner jusqu'à la dernière énergie di wax état wu Sénégal lii mu ngi bëgg a ëpp Dame Mbodj responsable la fépp fu mu toll ci Sénégal war na mën a taxaw tem défendre li ñuy duppee démocratie ba tax nag tey jii plus que jamais ñu ngi réclamer ñi libéré ko bàyyi ko mu doxi soxloom parce que responsable la yiite yu bëri mu ngi tegu si ndonom mënuñu accepter n'est-ce pas nguuru Sénégal nekk di museler ay responsable yoo xamante ne defuñu lenn lu mooy défendre démocratie ci Sénégal. lan moo nar a doon taxawaayu SADEF nag ci mbir mi bu fekkee ne état bi insisté na di koy dem. premier acte bi mooy li ñuy def ni exprimer ko suñu solidarité mais dañuy jàpp ne ñun aussi duñu croiser les bras les jours à venir seront décisifs parce que aussi il faut aussi ñu wane suñu bopp. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu dikk ci wàllu wér-gu-yaram wax ci wàllu ñàkku bi jamono ji nag ku ne xam na ni fépp ci biir réew mi askan wi ñi ngi ñàkku ngir mën a mucc ci mbas mi ca Bambey foofa nag député Aïda Mbodj moom fa la ñàkkoo ngir ñaax aw askanam ci ñu xam ne jàngoro ji ma nga fa te ñàkk bi mooy li leen ci mën a musal dañ ciy ànd ak Babacar Diouf. honorable député Aïda Mbodj toppul yeneen député yi nga xam ne seen ñàkk ñu ngi ko defee ci assemblée nationale moom de ci district sanitaire bu Bambey lan ko ñàkkee mu ne lii dafa am lu muy wone. def nañ lu nekk waaye xamkat yi yëpp te mbir mu nekk surtout mbiru feebar ki xam da cee am solo ndaxte alxuraan wax na ko kilifa yi mag ñi wax nañ ko docteur yi dañu am seen kàddu nag ak li nga xam ni gëstukat yi moom la ñu wone moo di mbir mi daj àddina yëpp di feebar boo xam ni lu ñu bett la xamuñu ko li ko fi mën a jële rek mooy ñàkk kon nañu ñàkku te wóolu ñàkk wi. wane na ko wante mu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi ñu def ni moom ndax feebar bi mën fee jóge. te lu ma ànd ak opposition bi bis bu ñu waxee dara lu ñaaw ci ñàkk bi man mi may dal ci seen kaw ministre bi du ci dal ndax lii dama ko gëm ndax ñun amuñu droit bu ñu dee ay gor nit ñi bu ñu soxlaa carte ñu jox ñu bu ñu nee jóg leen ñu jóg di ñu wéttali di dugg ci oto yi ngir suñu bakkan te du ñu toppatoo bakkanu nit ñi du ñu toppatoo wérgu yaramu nit ñi. waa kër docteur yi de lii lu baax la ci seen campagne de communication bi nga xamante ni danoo bëgg nit ñi ñëw ñàkku docteur Dieynaba Kane moo jiite district sanitaire bu Bambey. honorable député madame Aïda Mbodj mi ñëw di ñu jàppale ci sensibilisation bi ñu nekk di def pour askan bi ñeme vaccin bi xam que ne vaccin bi dafa ñëw pour aar vaccin bi amul benn effet secondaire. ba fi ñuy wax nii Bambey ñàkk na juróom-ñetti téeméeri nit yoo xam ne nii ci kër docteur la ñuy liggéeyee ñu fàttali ne département bi mu ngi jotoon junni ak juróom-ñaar téeméeri nit yoo xam ne nii lañ fi war a ñàkk Bambey RFM Babacar Diouf. ñu dem ca Thiès bu ñu jógee foofu ca Bawol ca Bambey ca Thiès ñi nga xam ne nag ñooy woy laago yi ñoom li ñu bëgg mooy ñaqu ko waaye nag dañoo bëgg ñu yombalal leen ko ndax gannaaw ñoom seen dem ak dikk dafa yombul ñaxtu googu nag dañ ko teg ci loxoy jëwriñ ji ñu dénk wàllu artisanat di docteur Papa Amadou Ndiaye dañu ci ànd ak Cheikh Anta Diop. woy laago yi rawatina ñi nga xamante ne seen ab dox dafa metti lool ñoom jamono yi nag fii ci diwaanu Thiès jóg nañu ngir ñaax seen yeneen i naataangoo way laago ñoom ñëpp nag ñu bokk ci campagne ñàkku bii ñi amal ñoom seen jëmi bopp nee nañ bëgg nañu képp kuy handicapé di nga ñàkku ci réew mi. Adama Dione nekk première vice-présidente bu mouvement des handicapés républicains bu Thiès. mooy vaccin yi ñëw xam nañ ne personne à mobilité réduite seen jóg dafa jafe donc ñuy appeler président vraiment su mënoon yombalal ko personne à mobilité réduite ñu fekk si leen defal leen vaccin yi ku nekk ci gox bi nga ne rek te xam naa ne tamit message bi dina egg parce que fu laal nga way laago yi. docteur Pape Amadou Ndiaye mi nga xamante ne moom mooy jëwriñ ji yor wàllu artisanat ak lu jëm ci wàllu transformation dikkoon fii ci kër gi nga xamante ne moom la ñu jagleel way laago yi gën nañ leen a ñaax ci ñàkk yi te it nee na lépp lu ñu mën dinañ ko def ngir jàppale way laago yi. vaccin du tey la fi door yàgg nañ ko def Sénégal xam na vacciné poliomyélite suñ koy wax ñun ñii toog fii ci centre handicapé xam nañ luy poliomyélite ndax li mu indi ci coono ak li mu indi ci fitna ci Sénégal suñu woon vaccination kon tey jii ñu bare ba tey seeni doom ñu ngi koy am histoire wax na dellu siwaat na
pour que nit ñi dal dem vacciner ji mais yéen li ngeen def jóg wër Sénégal di waxtaan ak seen i mbokk di waxtaan ak nit ñi loolu la président bëgg. docteur Pape Amadou Ndiaye ne nag way laago yi na seen xel dal njiitu réew mi sax nee na ci weer yi di ñëw képp kuy handicapé di nga jot sa carte d'égalité des chances. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. du way laago yi rek ñoom jafe-jafe ci wàllu ñàkk yi ñi nga xam ni 3e âge lañ nekk ca Grand Yoff di ay mag ñoom tam lu ni mel moo leen dal bëgg nañoo ñàqu waaye dañoo amul xibaar yu wóor ci fan ak naka la ñuy ñàqoo reportage Oumou Kalsoum li vaccination yi de ñun ñoo ngi dégg rek na ñoo ngi vacciné amaguñu ci benn nouvelle. mère mi mun a ñaan ngi dëkkee ci gox yu ñu naan Ndangaañ fii ci Yoff soxna si ne daa bëgg ñàkku wante amul ay xibaar yu leer ngir jot li nga xam ne moo di dosam bu njëkk looloo waral day toog ci këram tey wéy di sàlloo ko digle kilifa yi. dañu xamul fan lañ koy defee waaw ndax xamaguñu fu ñuy inscrire xamaguñu fu ñu koy defee loolu mooy sunu problème mais dégg nañ ko mais nag kenn ñëwagul ci koñ bi sensibiliser ñu wax ñu fii lañ koy defee wala fële lañ koy defee ndax ku ci ne wér rek nga bëgg waaw lu lay may jàmm aussi moom nga bëgg. ba léegi ca biir kër ga ñoo nga fa tase ki nga xam ne moo di Pa Massette Niane muy wax ni yëg na li nga xam ne moo di campagne ñàkku gi wante lenn rek lay ñaawlu muy xibaar yi mu jàpp de dafa doyadi. on sait que ni vaccination yi ñu ngi fi am na ñuy gis nañ ñu ngi vacciné am ñuy vacciné wu mais wàccaguñ vraiment sur le terrain pour que mu nekk une chose réelle mooy sensibilisation ak effet des vaccinations maanaam ñu ngi dem dans tel secteur wala dans tel poste ñu ngi fay rang pour vacciner wu wala dans tel hôpital ñu ngi dem pour vacciner wu mais ba léegi daal y a rien de truc. Maire Khady Fall Diène bokk juróom benn fukki at ak lu topp muy wax ni saa su nekk day déglu ci télé yeeg rajo yi ñuy wax ci campagne mi ngir xeex jàngoro ji di coronavirus wante muy wax ne ci goxam ba léegi ñoo ngi xaar. na lépp lu na day faj moom képp ku ko dégg war nga caa daw dem waaye nag ak i condition suñ ci doon wax lu leer daal ñëppay dem vacciné wu ji. njiit yi nag amaan nañu benn jumtukaay bu xarale jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di mag ñi ak ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne ñoo war a ñàkku ngir ñu bindu ba jot seen dose bu njëkk wante dafa mel ni ñenn ñi dañoo tële ci lu jëm ci wàllum jumtukaayu xarala yi ñu ci gën a bari nag bëgg nañu ñu teg leen ci yoon ngir ñu mën a jël seen ñàkk nu mu waree. Oumou Kalsoum lii dañu ci des ba tey wax ak ñi nga xam ne ñooy médecins yi ñoom nag dañoo mer ndax dañ leen boolewul ci wàllu ñàkk googu loolu moom la moo tax ñu fas yéene amal ñaxtu àllarba wala àllarba ak alxames sax la ñu fas yéene yëngu-yëngal ñoom médecins yooyu ndax ñàkk leen cee boole ak ñàkk leen a jox seen gëdd ci ñàkk gi ñoom nag dañoo jàpp ni lépp rek dafa teguwul ci yoon te dañ leen cee manqué bu baax dañu déglu kenn ci ñoom docteur Diaw lay wuyoo Thiaw am na ci lu mu dénk El Hadj Ndiogou Diène. docteur yi nga xamante ne ci hôpital yi di ci liggéey duñ leen fay dara duñ leen jox dara bi mas mi ñëwee dañ gouvernement bi dafa décidé mu ni day vacciner ñett ñi nga xamante ne ñooy faral di nekk ci kanam di xool malade yi nga xamante ne am nañu risque ñu exposé leen mooy personnel de première ligne malheureusement ñun gis nañu ni dañoo ñàkk fulal ñàkk faydal ba bi ñàkk bi ñëwee yenn hôpitaux yi fas yéene ni duñ ñu ñàkk et en même temps ñu gis ni am na ñu ngi ñàkk ñoo xamante ne amaana duñu jànkotel malade yu bëri donc ça veut dire que ñoom exposé wuñu lu bëri donc ci loolu la ñuy toog ñu ni dañuy décider bañ a liggéey yi bañ a def dara ci wàllum faj àllarba ak alxames bii di ñëw kilifa yi nee nañu dañuy vacciner ñu ñuy woowee personnel de première ligne donc hôpitaux yi décider di vacciner di ñàkk ñoo xamante ne amaana ñu ngi seen bureau yi amaana li ñu exposé daal bëriwul donc ci la ñu décider daal pare xeex loolu pour ñu mën ñoo jox suñu yelleef. seen yelleef yooyu sax docteur Mamadou Ndiaye tontu na ci moom moo am kàddu gi ca ministère de la santé li mu xam ne daal mooy na seen xel daal kenn ku ci nekk lépp luy sa yelleef ak sa warugar nañ ko teg say loxo ñu teewlu ay kàddoom ak El Hadj Ndiogou Diène. ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn test yi ñu def ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak juróom-ñaar cas contact mooy ñu jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn. ñu xaarandi dinañu ci dellu siwaat ak docteur Mamadou Ndiaye docteur Mamadou Ndiaye indil ñu ay leeral ci tontu li nga xam ni moom moo tukkee li tukkee ci ñi nga xam ni seen ay ñaxtu lañ muy ay médecins
li ñu xam ne nag mooy dañ leen a joxul seen gëdd ci wàllu vaccination bi tontu na ni seen gëdd googu dinañ ko teg seen i loxo ñu bala ñu ci dikk ñu fàttali rek ni lu aju ci mbas mi daanaka ñaari fan ci weeru mars ci atum 2020 ci la tàbbi woon ci réew mi boobaak léegi nag mën nañu wax ni lu bari ci askan wi wér nañu ci feebar boobu lu toll ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan lu bari itam ci askan wi daanaka fi ñuy waxee ñi ngi ci ay traitement fii ñuy waxee itam bari na ci ñoo xam ne ñi ngi ci ay cas grave ci jamono ji ñuy xaarandi nag ba xam xayma askan wi nga xam ni loru nañu ci wàllu mbas mi kon ñu daal di dikk dal ci xibaar yi bitim réew gannaaw lu aju ci wàllu kër docteur ak mbas mi. RFM bitim réew. Le verdict est tombé dans l'affaire de voilà. xibaar yi bitim réew Georges de ci Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Papa Ngagne. dañu koy tàmbale ak ca France lu aju nag ci verdict bi nga xam ni moo doxoon ci diggante Nicolas Sarkozy ak li ñu koy tuumaal mu yëddu goo xam ni da ko doon yëddu ak leneen loo xam ni bokkoon na ci fan lay mujje. verdict bi daanu na mbirum affaire écoute yooyee Nicolas Sarkozy ñu jàpp ne moom corruption def na ko ak itam trafic d'influence njiitu réewum France ma woon ñu teg ko daan 2 atu kaso benn bi dana ko tëdd naka noonu itam Thierry Herzog ak Gilbert Azibert ñoom itam 2 atu kaso lañ leen tëdd teg daan benn bi ñu fas yéene ka tëdd am na leneen li nga xam ne nag tegu na ci ndoddugu Thierry Herzog ndax tere nañ ko mu exercer profession avocat diirug juróomi at présidente bu 32e chambre bu tribunal correctionnel bu France bu Paris dafa jàpp ne liñ leen di toppee dafa graaw loolee tax il faut ñu tegoon leen ay daan kaso mbirum écoute yooyu nag atub 2014 la woon ba léegi ci enquête yi nga xamante ne ñu ngi ko doon def ci li ñuy lañ mët financement wu libyen bu campagne présidentielle bu 2017 bu Nicolas Sarkozy juge yi dañu découvrir woon ni Nicolas Sarkozy dafa utiliser woon benn ligne téléphonique yi nga xamante ne ligne téléphonique secrète lañ ko jàppee di cay wuyoo Paul Bismuth di ci waxtaan ak avocat bi di Thierry Herzog avocat bi défense ba nag dañu bëggoon ñu niilal procédure ba yëpp ndax ci ñoom ci seen i gis-gis dafa tënku woon ci ay écoute yi nga xamante ne teguwul ci yoon te samontewul ak secret wi nga xamante ne mais moo war a am diggante ci waxtaan diggante avocat ak kiliyaanam. dañu dem ca Tchad wax lu aju ci diggante ku jëkk politique gi fa nekk ak nguur ga ki nga xam ni sax moom mooy Yaya Dillo te coow topp ko jamono ji nekkul këram kenn ci ay rakkam moo dénk waa RFI dañ ko exfiltré ci këram ay jegeñaaleem ñoo def lu ni mel nag yóbbu ko fi nga xamante ne am na fa kaaraange ay xaritam ñoom dañoo profité daal ci confusion wa nga xamante ne moo amoon démb ca koñ wa bi ay civil di kayaase maanaam di yàq ab oto militaire démb kërug Yaya Dillo force de l'ordre yi ñoo ko songoon mu dénkoon ni sax l'armée bi ak police bi faat nañ way juróom gu jigéen ak ñeneen ñi bokk ci njaboot ka jamono ji nga xamante ne ñëwoon nañ ci këram waaye ki yor kàddu gouvernement bi nee na force de l'ordre yi ñoom dañoo doon def lépp pour teg ko loxo ba ñuy dugg ca kër ga nag lañu leen dañu tiré seen kaw ñoom nag ñu mujjee riposté Yaya Dillo moom candidat la ci élection présidentielle bu avril bi ñu dëgmal dossier bi nag déposé nañ ko ajuma gi ñu weesu ca cour suprême ci Tchad ba léegi opposant bi di Saleh Kebzada moom génne na wala bokk retiré na candidature am ci élection présidentielle bi fas yéene am fukki fan ak benn ci weeru avril gi ñu dëgmal moom dafay ñaawlu ni daal mbirum militaire moo gën a fës foofe jamono climat politique bi tar nii te loolu li koy firnde rek moo di ni ñi yor kaaraange gi dugg ci résidence su candidat bi di Yaya Dillo loolu day nasaxal li nga xamante ne moo di processus électoral ba ca Côte d'Ivoire premier ministre bi di Ahmed Bakayoko joxe na ay nouvelle am moom nag jamono ji mu ngi France ndax daf fay faju ci réseaux sociaux yi la joxe xibaar wax ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Côte d'Ivoire tey ci suba. ñu wax ca Libye bari na ci nag ñoo xam ne dañoo bëggoon jël gaal yi mujj nañ leen wàllu foofee. ñoom ñu ngi xaw a toll ci téeméeri nit garde côte yu Libye ñoo leen secourir yóbbu leen nag ca base navale bu Tripoli Sonamane. juróom benn ci ay jigéen ak ñaari xale ñoo doon jéem a jégg ci Méditerranée bi bu ñu sukkandikoo ci représentant organisation internationale pour les migrants ñoom nag ñu ngi bàyyeekoo ca Cameroun Soudan ak Mali lu ëpp 20 nit réer nañ
ñaar ñi mucc ci jéegi boobu ngir egg ca côte italienne ñoom nag yóbbu nañ leen ci benn hôpital. Libi nekk dëkk boo xam ne migrants yu bëri fa la ñuy jaar ngir mën egg foofu di Europe même bu fekkee ni sécurité bi bëriwu fa ñii di migrants yi nag jaral na leen ab voyage bu wóorul te gudd. ONU ak ñii di ONG yi ñoom nag ñoo ngi ñaawlu ab delloo yi ñuy delloowaat nit yu ñu jàpp fële ca Libi ak dundin bu tar yu ñuy dund ci centre de détention yi. ci lu toll 3700 góor jigéen ak xale dellu nañ ca dëkk ba ñu si bëri yóbbu nañ leen ci ay centre de détention bu ñu sukkandikoo tamit ci AFP ñu si bëri yóbbu nañ leen ci ay centre de détention boole kook ay conditions yu métti te law. ca Birmanie lañ koy jeexalee Aung San Suu Kyi mu ngi woon tey ci kanamu justice moom nag inculpé waat nañ ko ñaari inculpation moom dirigeante ba woon dañ koy toppee léegi ni sàmmontewul ak loi bu jëm ci wàllum télécommunication ak itam incitation au trouble public moom nag fekk teewe na audience ba waaye ci vidéoconférence la ko teewe. jërëjëf Georges da ci Diop ñu gërëm la bu baax fas yéene ànd ak Malal Junior Diagne ci xibaar yi tàggat yaram yi. RFM Sport. Malal maa ngi lay nuyu. maa ngi la fay Papa Ngagne. dañ koy tàmbale ak génération foot ñoom nag fi mu nekk nii titre champion bu Sénégal la ñu teg gët. gannaaw ba ñu tegalee ay jongante di ami ndam ba ca mujj di daan gënu daan démb jaraaf bu ndakaaru foofa ca Déni Biram Ndaw ñaari bal ci dara seen capitaine bi Jean-Louis Barthélémy ñi léegi jot na xale yi gën a yékki seen bëgg-bëgg ci championnat bi ndax yor nañu mbootaay mu tax ku ñu dëkk ñu daan la moom Jean-Louis Barthélémy Diouf capitaine u génération foot. loolu lañ liggéey semaine bi yëpp pour ñëw am victoire ci kaw jaraaf yàlla may nañu. alors jaraaf du équipe bu ndaw ñu gis ngeen continuer leen gérer match bi pare teel a dugal lan moo nekkoon secret match bi. waaw ci semaine bi lañ ko liggéey rek xam nañ ne jaraaf équipe bu mag la nii lañ mënoon def téye bal bi joué ba am ay occasion marqué ko. léegi est-ce que avec cette victoire là ambition ci génération foot yi dafay gën a décupler day gën a yokk wala. waaw ñun moom suñu ambition moom. maintien la woon mais léegi di dañoo ñëw pour jël trophée ndax duñu équipe bu maintien quoi dañoo ñëw pour jël trophée xëy na lu ñuy gën a dem résultat di gën a ñëw. prochaine journée jàmbaar ngeen di dem beneen match la encore. waaw kon yeneen match yi rek jàmbaar ak jaraaf lépp même préparation lay doon dara du changé. gagné rek. waaw même préparation dara du changé. ñu jàpp ni ñoom dañuy war a dem ci ay bés bii di ñëw ci terrain bu jàmbaar bi nga xam ne moo jiitu ci championnat bi ñoom ñu topp si ginnaaw jàmbaar war a daje ak moom ca stade Fodé Wade bu nekk ca Saly loolu nag ci diggante samedi ak dimanche ji la nar a doon Papa Ngagne. CAN U20 ñu war a dem nag ci quart de finale yi loolu tey jii ci ngoon lay daw. ca Mauritanie ñeenti waxtu Ghana ak Gambie nooy joué. Ouganda joué ak waa Tunisie si wàllu Espagne daanoonu def dabu armanat ngir jeexal seen 25e journée championnat ca moomu le réew Real de Madrid mooy joué ak waa Real Sociedad waa Barcelone seen président ba di Bartomeu moom nag dañ ko daal di def garde à vue tey jii ci suba dañu fa daal di yóbboon sax ay policiers ca bureau waa Barça ya ngir nag daal di rek lijmat foofu jël fa ay kayit ak yu mel noonu loolu nag mu ngi judd woon ci enquête bu fi police espagnole bi sóoboon boobu ba léegi dem gëstu ak càmbar xool koppar yi ak doxalin yi foofu ndax amul den lu ca xaw a jàddu koñ moo tax ñu daal di koy fi mu toll nii nag jëlee fa mu ne daal di kaa yóbbu ca takk der ya ngir gën ko fa amal ay déglu ba xóotal enquête bi. ñu wax ci wàllu làmb mu mel ne nag war nañu tàmbaliwaat li nga xam ne mooy combat yi waaye nee ñu dinañ sàmmonte ak protocole sanitaire yi ba mën a xeex li di coronavirus. dunu def ay test ci ku nekk ni ñu koy defee boo bëggee tukki waaye daanu taxawal protocole sanitaire ba képp koy dugg ci stade ba ñu mën a caytu sa wér-gu-yaram ak ca catub loxo laataa nga faa dugg te boo duggee itam da nga tënkandiku ci digle waa ko docteur Bira Sène moom mi ñu denk CNG bi am na lu mu yëkkati ci ni ñuy waajee ndorteelu combat yi ci huis clos. mais huis clos ku nekk mën a attaqué ku ne wax dëgg yàlla. alors moo taxoon ñu tënkoon ne buñ fa demee képp koo xam ne da nga war a seetaan wala kuy organiser nga jàpp ne man mii dama wax ci huis clos te ñi nga war a ñëw sax ña ñëw ne ay seetaankat lañ entre guillemets di seetaankat mais ñu ay techniciens la ñoo xam ne mënuñoo ñàkk ci làmb mooy ñiy woy ñiy tëgg mbër yi war a bëri ña leen di gunge promoteurs yi organisé managers yi nga xam ne ñoo engagé mbër ya entraîneur yi nga entraîné officiel yi comité national bi délégation promoteur et tout ça là ñoo donc ak presse bi ñooñu bu fekkee ne jàpp nga boo leen si xaymaaye da nga am benn lim boo xam ne moom ngay tënk ni ñii nii bu ñu ñëwee daañu dugg ndax huis clos lañu wax waxuñ ne stade ouvert mais huis clos dafa am lu mu laaj pour ñu tontu ci huis clos yi noonu lañ mën a doxalee. ndax dañu tam am
protocole sanitaire ndax bu ngeen defee huis clos ndax mbas mi kon dafa war a bootu ci protocole sanitaire boo xam ne ñëpp ci lañ ca war a jaar. dëgg la protocole sanitaire am na def nañ ko ak suñu commission médicale ku ci nekk balaa ngaa dugg il faut que ñu flashé la il faut que nga takk masque il faut nga raxasu et aussi distanciation physique bi dañ koy respecté donc ñooñu c'est des techniciens lamb ji noonu lañ ko fas yéene doxale bu ñu démarré daal. léegi da ngeen waxoon ci njëlbeen gi ni da ngeen di laaj. parce que c'est une réalité nationale internationale il faut que ñu bàyyi ko xel xam ne contexte mbas mi ci la ñuy organiser lamb yooyu ndaxte am nañu ko namm yeneen ligue yeneen fédération yi pardon yëpp ñu ngi ci seen compétition ci ay end journée. te ñun def ko benn journée donc il faut que ñu démarrer ak ñeneen pare nañu am na ñoo xam ne ñoom dañuy xaar benn dimbali état génn ñoom ñu doog a dérouler seen bopp. tabarkalla lamb ji Papa Ngagne kon dafa war a sàjjiwaat. tout à fait jërëjëf Malal Junior Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñaari fan ñett ñu dégg wàllu faux billet ci biir réew mi ndax askan wi danañuy xam lan mooy billet bu baax ak billet bu bon ak it lan moo indi xeetu faux billet yooyu nga xam ne dañ koy faral di trafiquer ci biir réew mi du ñu def lu dul ànd ci ak reportage yu Anna Rocha. altine ji ci suba nit ñaa ngi fees dell di rang ci guichet benn banque féete ci goxu Sacré-Cœur 3 fii ci Ndakaaru Aïda Diop ndaw la nekk itam entrepreneur nee na mbirum faux billet yi lée jaaxal nañ ko loolu. ñëpp la soxal surtout que gis nañ ni mu ngi gën a yokku en tant que entrepreneur bu nekk ci milieu bi di jaay di jënd di jokkalante ay xaalis et tout mësuma bàyyi xel ni xaalis bi may encaissé mën na nekk faux billet. bu weesoo sax jaaxle Fatou Sène di ab étudiante moom tiitaange dëgg la ci am ndax xamul ci dëgg-dëgg lu ko ci mën a fekk. lu tax muy tiitalaate mooy xaalis boobu xamoo c'est destiné pour faire quoi xamoo ba xam yow mën nga tomber ñu jox la ko nga yore ko te yow xamoo ci dara nga utiliser ko fenn foo ko warul utiliser ñu jàpp la nga am problème te ku ci mel ni man xàmmee woo ko xamoo noo koy xàmmee. problème bi yëpp loolee nu ñuy fexe ba ràññee faux billet ak billet bu baax muy jàmbat tukki ci Cheikh nekk ab comptable ci ab entreprise fii ci Ndakaaru. dinaa saytu ci li ma mën xaalis bi may jot ngir xool ndax mat na te baax na tamit. waaye am na ci yenn xaalis yoo xam ne ngir mën ko saytu bu baax dafa am ay jumtuwaay yu muy laaj te du saa su nekk ngay mën li ngay jot nga koy saytoo noonu. mu ne day code pénal bi moom leer na ci mbir moomu nee na képp ku jëfandikoo mbaa di distribuer xaalis boo xamante ne baaxul yoon mën na la ci jàpp mën nañ la tëj ba juróomi atu kaso bu dee sax nag am nga ci ay circonstances atténuantes. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fan la Ousmane Sonko toll tontu li mi ngi ci xët mu njëkk journal Les Échos ubbil yéenekaay bi xamal nañu ne li tax ba ñu dindee mbalaanum kiirlaay Ousmane Sonko keroog àjjuma ci assemblée nationale boobee ba léegi déggaatuñu ci dara moo di juge bi 8e cabinet bi yore dossier bi jotagul këyit wu koy firndeel ne assemblée nationale dindi na immunité parlementaire bu Ousmane Sonko te li fekk jotul loolee du mën a convoquer Ousmane Sonko loolee nag mu di leetar bi te juge bi avancé journal bi nee nañu tey jii ca la ko assemblée nationale war a jébbal ministère de la justice moom it mu jottali ko juge d'instruction bu 8e cabinet bi bu ca jotee ca lay soog a mën a convoquer Ousmane Sonko source nañu moom njiital parti Pastef gi di Ousmane Sonko ak li mu wax ne fenn la demul loolee bu ca delluwul gannaaw bu ñu ko tegee loxo bu boobaa yëf yi du sedd ci moom ndax kaso la ñu koy yóbbu dañu koy mandat dépôt directement Le Quotidien nañu coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na benn policier ak benn gendarme bu ñu ci jàpp ba jébbal leen brigade prévôtale li ñu leen di tuumal moo di nee nañu dañoo nekk ci biir gendarmerie ak ci biir police bi di fa jëlee xibaar di jox Ousmane Sonko bu weesoo ñooñee ñu tuumal ba tëye leen Le Quotidien nee nañu am na yeneen i policiers yoo xam ne ñoo ngi leen di surveiller libération nañu jàpp gi ñuy jàpp ñiy jàppal tànk Ousmane Sonko yëf yaa ngay gën di law di gën di wéy ndax ci diggante àjjuma ak samedi bi weesoo jàpp nañu ci ñoom lu mat ñeent fukk ak juróom-ñaar ba ñëw nga ña garde à vue am na ci ñoom ay étudiants ab chef d'entreprise ay délégué médical professeur français ay agent yuy liggéey ca Sénélec ba ci ay commerçant jàngalekat bii di Dame Mbodj libération nee nañu moom it jàpp nañu ko moom ak Abdou Karim Gueye xurum xaq ñi ngi leen teg loxo keroog samedi ca place de l'Indépendance ci manifester yu coalition du peuple organisé woon ci amuñu ci autorisation Dame Mbodj mi ñu jàpp libération nee nañu
moo waral kuréelug syndicat jàngalekat yi di GV bëgg a yëglu li ñu fas yéene moo di dumóoyu njàng mi ngir di ñaawlu jàpp gi ñu jàpp Dame Mbodj ak yeneen i jàngalekat yu ñu fi jàppoon bu yàggul loolee la ñuy jébaane li Ousmane Sonko di wax ak a jébaane mu di complot bu mu ne moom la ko ñenn ci ñu nekk ci état bi def ci mbirum Adji Sarr Sud Quotidien nee nañu ci ñi fare ci nguur gi am na ñenn ci ñoom ñu ci indi ay tont bokk na ci ñoom honorable député Abdou Mbow mi xamle démb ci rajo Futur Média ci émission bii di Grand Jury ne APR am na yeneen yitte yu dul di complot ma Samba wala ma Demba Seydou Gueye nañu du APR te du état bi amul kenn ci ñoom koo xam ne taqe nga baa nga laale ci coowal mbës mi docteur Momar Thiam di spécialiste ci wàllu communication xamal waa Sud ne am na ñoo xam ne ngir bëgg lu neex seen kilifa dana tax ñu jóg def loo xam ne kilifa gi santu leen ko du yëg du tiin niti diine yi jóg ci seen coobarey bopp ngir dox tànki jàmm ci coowal mbës mi l'observateur nee nañu demoon nañu seeti Ousmane Sonko abbé Jacques Seck la Mame Matar Gueye imam Youssoufa Sarr ak imam Cheikh Diop ba ñu demee cité kër góor gi kër Ousmane Sonko la ñuy waxtaan ak moom am na lenn lu ñu ci L'Obs wax ba wax ñu ne ginnaaw seenub gisee ak Ousmane Sonko war nañu gisee it ak xale bu jigéen bii di Adji Sarr la Sénégal nañu abbé Jacques Seck ak Mame Matar Gueye demoon nañu ca kër Ousmane Sonko ngir doon dox tànki jàmme ci coow li ñeneen ñu demoon seeti Sonko ngir doon ko wan seenu njàppale la Sénégal nee nañu ñoo di Mamadou Diop Decroix Bougane Gueye Dany ak Habib Sy Vox Populi nañu ñooñee demoon kër Ousmane Sonko naan dañu koy jàppale ndawi APR yi yàkk nañu leen musiba ak mbelengaan muy Aïda Mbodj di Diop Decroix ba ci Alaaji Malick Gakou jeune républicain yi mu di waa COJER ak ñu àndal nee na ñooñee ñëpp li ñuy def jëfi fimiste la Seydou Gueye nii ci xët mu njëkku li quotidien mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko li ci war ñëpp moo di bàyyi yoon di justice mu réglé ko ñàkk di vaccin yi Sénégal doon réglé ci initiative COVAX Soleil national nee nañu léegi tey suñu réew di Sénégal jot ca wàllam ne Sénégal yi yegg si nañu démb ba ñu teg leen ci loxoy ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr àllarba ji di ñëw nag ca la ñuy jot lu toll ci 324 000 doses vaccin yu AstraZeneca yi war nañoo yegg si ci réew mi vaccin AstraZeneca wala Sinopharm bu mu ci mën di doon professeur Moussa Seydi di infectiologue mi ngi dalal xelu askan wi ci xët mu njëkk réew mi quotidien yëral journal bi nee na ñàkk di vaccin yu ñuy def ngir aar askan wi ci coronavirus bi waree su ci am xel ñaar xel a ngay bëgg a teey ci kan mooy jiite confédération africaine de football record yéene kay xëy ñu xamal ne ca Rabat ga ca Maroc ñi séq footballu Afrique bi wax nañu fa ba yeewat protocole de Rabat la ko record yéene kay xëy tudde ba xamal ñu ne la ñu fa wax ba tënk ko yeewat ca moo di Motsepe bu Afrique du Sud la ñu bëgg a jël def ko président confédération africaine bu football maître Augustin Senghor ñu def ko premier vice-président Yaya ñu def ko deuxième vice-président waa ji di Anouma moom du ca bokk nañu bokk daje ji ci lamb ji sunu lamb xëy nañu xamal ne atum yàlla gannaaw bu ñu tëjee arène bi dina tijji tey ji benn fan ci weeru mars